asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan fii à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen onde ak seen télévision locale ngeen bëggal ko seen bopp taamu ko seen bopp comme ni ma koy waxee à chaque fois ba à chaque fois tam dañuy jéem a indi chaque jour lu ñu leen di bëggal comme ni ñu ko waxee woon ba tey ñu nekk ci semaine politique mais bi dafa différent tuuti. ndax ko gis tonton bi ma toogal macha allah étiquette yi mu làngoo dafa bari lool am importance lool fii nii ci Yoff ba tax na duñu dugg ci waxtaanu Yoff te duñu waxtaan ak moom duñu dugg ci waxtaanu politique te duñu waxtaan ak moom duñu dugg tamit ci waxtaanu ndombal tànk te duñu wax ak moom macha allah muy sama tonton Moulay Abdoul Aziz Mbengue ñu koy wax tonton As Mbengue macha allah maa ngi lay nuyu tonton di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. bon sa micro maa ngi lay fay. sa micro ci kaw. maa ngi lay fay vraiment di am mbégte bu mag. di ñëw fii seen télévision bi d'abord. mais di ngeen may ma tuuti ma tàmbalee jaale réew mi yëpp. ñëpp xam nañu ne tey Sénégal am na tristesse bu mag. disparition wu un homme d'État Ousmane Tanor Dieng. nga xam ne yàlla ngi dogal ci ay dogalam jëlee ko fi mu nekk ci Sénégalais yi di profiter aussi ci occasion bi di féliciter les lions du Sénégal moo tax sax tey ma sol maillot lions yi parce que ñëpp la ñu amee mbégte boobu moom la ñuy fanaane yeewoo ko fa tabarakallahu ñu war a féliciter tous les Sénégalais ci composantes yëpp nag mag ñi góor ñi jigéen ñi xaleel yi ñëpp ñu ngi leen di féliciter et loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggoon tàmbali ci nuyoo bi di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp di leen nuyu bu baax di leen wax ne seen xarit seen soppe jaamu yàlla bii di Abdoul Aziz gën a siiwee As ñu invité ko fii ci plateau bu am solo bi bokk ci plateau yi ma gën a naw man damay wax ne sax sama télé dama ko kale daanaka Yoff Mbollo TV ba tax na donc ñëw bi ma ñëw fii nekk na vraiment lu important ci man lu ma jox solo bu mag moo tax ma dagg yi tey ak yëpp ak charge yi li muy metti yëpp ñëw teew fii ak ñoom fas yéene déglu leen ci seeni laaj di ñëw ci ay tontu yoo xam ne yii moom lañ yaakaar na war nañ ko ci mën a tontu. macha allah jërëjëf ñu lay remercier encore une fois ci disponibilité bi parce que ñëpp xam nañ ne temps amul nga porter ay chapeau yu bari mën nañ wax ne yaa ngi nekk doomu ki nga xamante ne mooy suñu maam Jaraaf Issa Mbengue nga nekk tamit gestionnaire comptable bu centre de santé fële nga xam ne mooy Cambérène nga nekk aussi coordinateur bu daayira soppe El Hadj Malick Sy bu Daagu Daan nekkoon adjoint maire bu monsieur Mamadou Diop de 2003 à 2009 mu nekk 6 ans xaw ma 7 ans macha allah mu nekk tam conseil municipal bu maire Yoff tey jii laaj bi may njëkkee mooy dañoo gis ne ki nga xam ne mooy suñu maam Jaraaf Issa Mbengue mu nekk sa waajur bu góor ñu gis ni mu nekkoon jaraaf sa frère yëpp presque ñu bari ñu ngi solu jaraaf lan moo tax yow solu woo jaraaf avant tout. Voilà, c'est une question très importante laaj nga ma laaj bu am solo. Parce que loolu laaj na nit ñi di xam li xew. borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Cheikh Tidiane Sy dafay wax ne coow li muy bari lépp mbaboor meeg junjung yeeg yëpp dafa am loo xam moo ko ëpp solo. mooy xam li xew ak li nekk. dëgg la sama wéjur jaraaf la waaye ñëpp xam nañ ne Yoff jaraaf duñu ko fale ci gaño maanaam du lignée paternelle. dañ koy fale ci lignée maternelle. boo gisee Mbaye Ngiraan falu jaraaf Mbaye Ngiraan dafa nekk suñu frère mais suñu cousin la. loolu moo tax moom mu mën nekk jaraaf te mënuñu nekk jaraaf. def naa nga bokk ak moom. li nga bokk ak sama baay nga bokk ak Mbaye Ngiraan. effectivement donc au fait Mbaye Ngiraan moo war a nekk jaraaf bi moom mooy jaraaf bi. pour une petite histoire bu ñu daan nekk tool di bay tool yi sama papa dafa wax naan gis ngeen tool yi. yéen a ngi koy bay lu leen neex rek neen ko ci def waaye bu ma génnee àdduna rek xamal ne keroog jeexal ngeen ci tool yi Mbaye Ngiraan mi mosutul jeexal parce que maam moom ñoo bokk dono bi. ndeysaan. donc ça voulait dire beaucoup de choses ci mandute mag ñi ak ci seen baax bi nga xamee ne góor gi yëg na ne kàttanam mu ngi wàññeeku doole mu ngi wëy daraja baa ngi feebar léegi daf ma woo ba ma ñëw mu takk bagaasam yëpp jox ma ko ne ma su ma génnee àdduna
bagages yi bés sàngam na nga ko jël si mbeddu jinne sàngam waxtu sàngam nga jox ko Mbaye Nguirane moo ko moom te dénk na ma ko ay at yu bari dund na fekk bagages yooyu man maa ngi ko jenc te mu ngi fekkoon mu doon te moom fekk mu ngi dund loolu moom si gën a impressionné mu ne ma lii nag yow yaa ko moom maa la may yii waaye lii doon na la boo xam ne sa matawaay sa maam ya la jógee ba nga xamante ne sama maam caaka moom itam boobu sama papa mu ngi France nga xam ne moom xamoon na ne moom moo koy doon mu waajal ko préparé ko jël bagaasam yëpp dénk góor gu ñuy wax góor gi may seen dumbee si ndëngaañ ba mu jotee mu woolu ko sama papa mu ñëw mu jox ko loolu mooy l'histoire se répète sama papa noonu la def xëy na daf ma wóolu woon moo tax mu def loolu ma doxale ko itam na mu ma ko doxale donc ni ma ko sante rek laa ko doxale Mbaye Nguirane sunu frère la ñoo bokk baay mais sunu jaam la sunu cousin la yaayam suñu bàjjen la parce que maamam bi jur Aïda Cissé ak maamam bi jur sama maam ñoo bokk ndey ak baay donc loolu moo tax Mbaye Nguirane sama papa jur ko mu nekk jaraaf su ko jurul woon sax mooy jaraaf bi billaay loolu mooy li am loolu nag nit ñi war nañ ko xam loolu mooy li nga xamante ne que mooy la triste réalité effectivement waaw su ma neexoon nag solu mantoog lu ma neex ne Issa moom beng mooma jur rek waaye bon amul li am solo mooy nga wéet dugg si nekk xam ne dëgg yaay li lay woote li lay bàkkee yaa ko moom Mbaye Nguirane lu mu tëggoo moo ko moom ndeysaan lu mu bàkkoo moo ko moom ndeysaan xam nga man mi tey te papa rek ngeen bokk waaw baay lañ bokk macha allah baay rek lañ bokk waaye li ñu bokk baay ñoo bokk doon góor gi si alalam ñoo bokk doon góor gi xëy na si mbaax ak leneen waaye cosaan bi bokk ko kenn si ñun yàllaa ko dogal sama papa moo jël cousine am moom mu juddu si muy li ñu Mbaye Nguirane yaayam ak baayam yëpp jaraaf la bëgg sama baay jur loon sax jaraaf la bon nag loolu mooy li nga xam ne moo am mu laaj nag ñi xam loolu parce que télé ji dafay bari lu ne dafay bari commentaire dafay bari donc mais ñi xam li xew rek mooy li si am solo waxewuñu ko dara nag dañu ko wax rek parce que li ñuy wax ni suñu tey dañ koy nettali te borom bi subhanahu wa taala dañ la wax ne wa ma shahidna illa bi ma alimna na ngeen seede si li ngeen xam te dëgg gi dee ko wax parce que ginnaaw dëgg nen moo fay nekk fa zalikumullahu rabbukumul xaq fa ma sabadal xaq illa dalal donc dëgg gi boo ko bëggee selfaañe rek du dem benn lay doon dëgg lii nekk si ginnaaw dëgg googu nag ay nen rek lay doon kese merci beaucoup yaakaar naa ne loolu leer na si ba pare nga ñàkk ki ñaan beneen bi tamit nga nekkoon adjoint bu maire bu monsieur le maire Mamadou Diop en 2003 ba 2009 mu nekk 6 ans 7 ans yoo xamante ne dafa am importance ndax mën nga ñu may tuuti rek ci parcours boobu waaw parcours bu am solo la woon mais xam nga boobu li ñuy wax tey acte 3 amul woon boobu Mamadou Diop ñun bi ñu jël mairie bi yàlla dafa dogal ne si opposition la ñu ko jëlee parce que dañu formé benn bloc bu ñu doon wax CPC mu regroupé woon l'Union pour le renouveau l'AFP le Parti socialiste donc ñun ñoo formé benn bloc dem si élection bi ñu demee élection ñu gagné élection yi mais en ce moment VAT avait le pouvoir PDS ñu yoroon pouvoir bi c'était très compliqué pour Mamadou Diop non seulement les gros du moyen ville la nekkoon à la ville ce n'est plus comme aujourd'hui nga xam ne tous les moyens sont détenus par les communes de plein exercice bokkul woon mu nekkoon parcours yu métti jafe-jafe yu métti Mamadou Diop a fait beaucoup de projets mais à chaque fois bon le pouvoir en place may facilité ko tâche bi ba mu mën a réaliser yu bëree bëri donc de passage maa ngi saluer sa mémoire di ñaanal yàlla xaare ko aljana il a beaucoup fait parce que li taxoon ñu amoon si moom yaakaar yëpp comme amoon na expérience bu mag au niveau de la ville de Dakar ñu foogoon ne que su ñëwee si une commune en miniature comme Yoff vraiment doon na fi mën def yu bëree bëri mais malheureusement les pouvoirs d'antan ne lui ont pas facilité la tâche man nag dénkoon na ma lu mel ni éducation lu mel ni culture lu mel ni sport lu mel ni culture ma dénkoon na ma ko ma daan ko doxalal vraiment yooyu aussi ñu defoon si ay jéego yu am solo je crois je parle sous le contrôle de l'école Malick Sy bi tey nga xam ne tey aussi c'est une occasion de le dire yow fois yëpp war nañu taxaw tey jàpp si pour école bi gën a taxaw pour école bi taxawaat ñu defaraat ko et temps boobu
amoon na ay relation yu kawe woon ba nga xamee ne amoon na ay contacts yu bari ak libyens yi fi nekkoon à l'époque ambassade de la Libye bi fi nekkoon. Chamaria boobu donc ñu doon ma dimbali chaque année dañu ma daan may ay livres yu bari si ay camionnettes laa ko daan def ay livres taarix fiqh ay yu bëree bëri lañu ma daan may ma daan ko indi leen ko jox foofu même l'ambassadeur s'est déplacé à l'époque sax. di ñëw di assister cérémonie distribution de prix yi nga xam ne moom la ñu daan def si école arabe bi. donc yooyu yëpp defoon nañu ko fi j'en avais profité aussi pour mettre en place l'écurie de Yoff nga xam ne tey ça porte ma signature parce que maa yeeg wàcc ci def yëpp toutes les démarches qu'il fallait faire. ba ñu am récépissé de compétition et tout donc. yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne ñu ngi koy fàttaliku modestement. vraiment dañ ko def parce que on avait affaire à nos frères à nos cousins donc c'était un sacrifice parce que booy demander pour taxaw si mbir yenn yi je crois que du pour prestige moo tax nga di ko def mais pour dimbali sa askan taxawu leen si li nga yaakaar ne mën nga ko si apporter rek la woon quoi. donc ak yeneen ak yu bëree bëri quoi bu ñu fi tegoon di ko lim ñu fi apporter bari na trop quoi. macha allah ngeen def fi tamit liggéey bu am solo nga nekk aussi coordinateur bu daayira soppe Seydi Hadj Malick bu daagu daan n'est-ce pas fan ngeen toll ci liggéey ak nan ngeen di def ba am seen financement. voilà vraiment c'est une occasion boo xam ne ñu ngi si remercier l'actuel khalife général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour. ak doomam bi mu ñu booleel ñu koy wax Serigne Habib Sy nga xam ne li wala fi di wax moo ñu dal si ñoom luñ jin jàggate ñoom ñooy njàgg. parce que au fait daayira bi ñu koy formé ñun ñëpp dañu newoon si ay daayira mais xam nga daayira dañuy màgg de sorte que ak sa doom yi dañuy dem ba dafay xat nous on a pensé que ne nañu former daayira pour ñun ñi gën a nekk à l'aise c'est la ñu former daayira bi ñu di ko former di ko doxal ay at xale yi di cotiser vraiment c'est ay cotisation personnelle ak ñi yàlla baaxee si daayira bi ñu am lu xaw takku tamit di si jàpp bu baax bi nga xamante ne formé nañu ko amuñu tur mais comme daayira bi ku ne dafa amoon sëriñ boo xam ne moom moo nekkoon sa féete ñu ne donc pour mettre tout le monde à l'aise nañu tuddee daayira bi daayira soppe El Hadj Malick Sy pour que tout le monde nekk si benn niveau bi ñu di ko def ba mu mat at ñaari at bu daagu daan kese la daagu daan rek d'accord mais yaa ñu bari bokk nañ si quand même yu dans les quartiers différents et bi nga xamante ne que toog nañu ba ñu ne mais il faut ñu ut tur nag parce que daayira dafay am tur si laa dem seeti Serigne Mbaye Mansour anecdote li gën a yéeme bi ñu toggee ak waa daayira bi ne ko Serigne tey de dañ ñëw rek pour nga jox ñu turu daayira mu toog diir mu ne te ma leen jox turu daayira soppe El Hadj Malick ndeysaan vraiment keroog am nañu tombé en transe sax parce que baatin bu yéeme la woon bàyyiwu ñu at bu jot mu defal ñu conférence di remercier ku mel moom si jëm boppam doomam lay yebal chaque année doomam a ñëw defal ñu conférence ñu si am lu takku si di remercier ku mel ni El Hadj Mass Mbeng nga xam ne moom aussi vraiment daayira fu mu yegg moo ko fa yeggalee fu mu yegg rek si jàppale si taxawu ak njabootam yëpp fa tabarakallahu soxnaam doomam yi ñoom ñëpp ak ku mel ni Assane Mbeng yaa Souleymane Mbeng ñu bëri bëri bu may lim sax da ngay juuma mais ñoom ñëpp di si jàpp mais malgré tout sax xale yi am volonté bi nga xamante ne que dem nañu ba ne ñu ne nañu uti kër léegi ñu ne bon dañuy bokk maas bi yàlla dimbali ñu bokk si maasu maam Ngoon yàlla na yàlla yokk la yërmande si moom yeesal ko ñu dem dugg si maas gi bi ñu si duggee ñu jël fa jogal 3 millions xaw ma daal comme il y avait nos mamans là seen doom ngoon si daayira bi ñu facilité ñu teel a am financement bi si lañ dem profité jënd kër ak conférence yi ñuy def xaalis bi tabax ko ba tey macha allah def nañ fa lépp lu ñu fa waroon def tey si ndimbalu yàlla vraiment lu yéeme dafay yéem sax sëriñ bi muy wax dafay exemple léeg-léeg fu muy waxtaan si réew mi dafa naan daayira Yoff boobu daal vraiment ñun ñu war nañu inspiré si moom parce que ñoom am nañ fayda am nañu jom fexe nañ yàgguñu fi mais fexe nañ am kër Tivaouane tabax ko def fa ay néeg def fa courant def fa ndox def fa ay plus de 16 toilettes def fa préwo boo xam ne war ñu actuellement tey fi may wax ak naw nii xale yaa ngi dem Tivaouane pour couler ji ko tey ji tey macha allah gis nga donc yooyu yëpp dañ koy sant Serigne Mbaye Mansour di ñaan yàlla guddal fanam yàggal ko lool ak njabootu Seydi Hadji Malick yëpp ak njabootu maam Limaamu gi fi nekk ak yëpp nag vraiment parce que diina ji benn diina rek la ñoo ko partagé woo ñun ñoo bokk toutes les valeurs culturelles et ésotériques ñoo ko bokk donc tabarakallahu loolu brièvement mooy daayira bi daal taxawaayam si loolu ba démb rek on s'est réunis man fekkuma fi dama fekkoon ma génn mais cotisation yi mu ngi tombé toujours les gens cotisent ba tey am volonté ku ne gën ko bëgg sa morom nag ku ne gën ko bëgg sa morom et puis ñu organiser wu de sorte que tous les mois ñu def benn tour kër benn mbokk si ba daayira bi depuis ñu formé daayira bi ça fait plus de 4 5 6 ans je me souviens plus mais chaque mois le premier vendredi du mois
dañuy def tour fenn jàng fa tey si def fa xayla la def zikru la am nañ suñu sono ak yëpp vraiment di remercier au passage le président Pape Sène mooy président daayira bi maa ngi koy remercier ak ñoom Marabou Thiaw ñoom Fallé Ndir vraiment boo limee da ngay jum mais c'est des garçons courageux. Assane Thiaw le maçon qui est aujourd'hui à Tivaouane ñu ngi koy remercier aussi à travers le petit écran donc vraiment di remercier waa daayira bi yëpp jigéen ñi aussi n'ont pas été en reste ñoom ça fait tout Mam Fama Tuuti Fat Thioune y a l'autre aussi yaay Abbe Mbengue dimbali ñu moom tam ak ñoom Ndeye Sophie doomam yooyu yaa taxaw aussi ñoom Baye Youssou ñoom Moustapha Ñingi ay xale yoo xam ne Ousmane Ndoye le président sortant nga xam ne ba tey président la di contribuer bu baax booy lim sax da ngay jum ñoom Ndeye Ndoye soxnaam Astou Diagne ñëpp ay jàpp si daayira bi daal fa tabarakallah laaw la cat daal comme ni ñuy wax ko laaw la cat laf cat te yàlla na continuer yàlla defal leen si jàmm ak li ngeen ci mbébét yi amiin yaa rabbi bu ñu jógee foofu dañuy ñëw nga nekk gestionnaire comptable bu centre de santé bu Cambérène teg si tamit mën nañu wax ne da nga contre ministre de la santé est-ce que loolu du indi benn gàllankoor si sa métier. non ministre de la santé contre moo ko sama xarit la. et ça je le dis solennellement. kon da ngeen bokkul parti. sama xarit la mosuñu bokk parti aussi. d'accord j'ai jamais été à l'APR. mais je le soutenais moom en tant que ministre en tant que Abdoulaye Diouf Sarr qui mu ñëwoon si commune bi ma bàyyi lépp ànd ak moom di ko soutenir. parce que loolu la ñëpp xamoon nañ ne. waaw vraiment ma nekkoon si moom mais laa gisatul loolu. voilà loolu am na mais àddina noonu lay doxee ah pour la petite histoire xam nga Lamine Gueye moo fi indi Senghor. ñu bokk benn parti muy SFIO mais dem nañ ba jamono dox ñu wuute xalaat. Senghor daal di former BDS ak ñoom président Mamadou Dia mais gis nga ñuy demaat ba jamono doxaat. ñu formé UPS ñoom ñëpp ñi muy Senghor ak Lamine Gueye ñu delluwaat nekkaat foofu cheminement politique moo bindoo noonu ba ñu fa nekkaatee gis nga ba Lamine Gueye bi muy génn àdduna Senghor ko yóbbu Batoir ak madame Lamine ànd ak madame Lamine ak madame Senghor ñu yóbbu ko jébal ko boromam. àddina noonu la wute ay xalaat du ñàkk wala yazaluna lil muxtalifin ñun nit nañ wute ay xalaat mais bañal mënul am. yaa ngi ànd ak moom yéen a ngi gisante yéen a ngi déggante ba tey ou bien. non gisanteetuñu j'avoue que gisanteetuñu. dégganteetuñu waaw loolu vraiment question sax mënu ma ko tontu parce que man mi xaw ma lu tax moom. est-ce que yow loolu dosul diggante moom non parce que dañ daan déggante mais dégganteetuñu donc. est-ce que yow bi nga ko demee ba dégganteetu leen dem nga seeti ba xam ndax lan la. non seetiwu ma ko. parce que ñëpp xam nañ seen diggante yéen ñaar. waaw vraiment seetiwu ma ko aussi. d'accord parce que bokkul sama nature aussi. bokkul sama nature. ñu gis ne tam yaa ngi bokk ci conseil municipal bu maire bi. absolument bu maire bu Yoff. waaw ndax loolu mënul indi benn lien sa. déedéet parce que conseil municipal bi au fait conseil municipal Benno Bokk Yaakaar la. man duggeewuma si étiquette Benno Bokk Yaakaar. mais maa ngi si duggee si étiquette fekkee ma si boole. je crois que bi ñu def campagne municipale bi les gens ont vu que indi naa fi sax Youssou Ndour maa ngi fi indi Youssou c'est une histoire de on avait 13 ans 14 ans ba tey. On était en campagne pour local yi on a fait Ziguinchor on a fait le fleuve Louga Linguère c'est en ce moment là que man demande ak Diouf Sarr il faut venir à Yoff amoon na sax problème bu amoon parce que quand on a bi ñu nekkee Saint-Louis di la Roseraie benn restaurant ak hôtel ñu ndekki dans la presse de ce jour-là keroog dañu def qu'il y a des problèmes à Yoff en docteur Moustapha Ndir Abdoulaye Diouf Sarr et cetera Moustapha Diakhaté interpelle Youssou ne ko attention Youssou yow tu dis que on va aller à Yoff mais à Yoff il y a des problèmes après Youssou woo ma ne ma mais man ne ko Youssou problème man loolu yitteelu ma li ma yitteel mooy sama diggante ak yow ak tous les sacrifices que j'ai fait j'ai laissé tous les partis politiques ànd ak yow parce que fi ñu jaar moo tax donc mu ne Moustapha Bon c'est pas la peine de commenter bu ñu may sànni xeer Yoff sax danaa dem Yoff. waaw bu ñu may sànni xeer Yoff. danaa dem Yoff parce que as moo tax. en parlant de Youssou Ndour sax. fan ngeen seen liggéey fan la toll ci fekkee ma ci boole parce que ñëpp xam nañ ne si membre fekkee ma ci boole. waaw xam nga fekkee maay coordinateur fekkee ma si boole Yoff Ngor Wakam c'est-à-dire nous on l'a fait par ñetti gox lañ ko dajalee responsabilisé ñi nga xam ne sociologiquement ñoo gën a représentatif foofu. ñi nga xam ne ñoo gën a miin gox yooyu donc. Le fait que c'est un mouvement panafricain c'est-à-dire société civile la au fait
mais qui a des visées politiques su ko neexee mën na dugg si langue su ko neexee mën na jàppale ñu ni si langue yi et c'est un mouvement boo xam ne aussi les gens Youssou vraiment du dee dafay jël décision bi que ne ñi ni solo la ñuy ànd dafa nekk genre melting pot politique la ñun ñi dafa bari fu politiciens yi di jógee di ñëw mais li ñu gëm mooy panafricanisme bi nga xam ne la ñuy incarné ak Youssou Ndour loolu la ñu gëm. loolu la ñu gëm. mais fan ngeen toll ci liggéey. ñu ngi si ba tey on est dans la massification pas plus que semaine passée nous on s'est réunis dans le cadre du Fekkee Massi Boole. Bon c'est vrai que j'ai pas été avec le Fekkee dans la mouvance du Benno Bokk Yaakaar pendant les élections présidentielles yi passées. Bon c'était une conviction personnelle et encore aussi ñi ma nekkaloon xamoon nañ ne que ànduma si loolu am na lu taxoon ànduma si ils l'ont accepté voilà donc ma jël position yi ma jël donc ça c'est des positions yoo xam ne qui n'avaient rien à voir avec les positions ay décision personnelle la woon. voilà d'accord ñu gis ne tamit ci campagne yi ñu jàll campagne électorale yi yaa ngi doon soutenir mouvement bi nga xamante ne mooy PUR. lan mooy sa digganteeg ñooñu. voilà absolument d'abord bon xam nga PUR dañu bokk sensibilité yu bari. d'accord. xam nga bon si fekkee ne le tijane était un parfum da nga naan waa PUR yi moom la ñuy parfumé woo du dëgg ah. donc bi nga xamante ne que aussi kon affaire tarixa tijane bi moo tax nga dem jàppale waa PUR. non sax du loolu c'est-à-dire d'abord xamoon naa ne c'était un groupe discipliné. lu ma frappé woon si ñoom la ñu amoon discipline la ñu neexoon na ma si côté boobu ma dem soutenir leen. beneen bi aussi xam nga politicien moo fecckat ñoo yem. comme j'ai mis un béykat ak gars yi taxaw naa bokkatuma dematuma si Benno Bokk Yaakaar du ma croiser les bras parce que sabar buy tëgg fecckat yëpp dañoo bëgg a fecc. ma ne su ma bàyyee mu dem nii du sotti naa seet fu ma ànd bi ma xoolee ñi fi ne nag PUR bu laa seet na moo ma doyoon ma dem ànd ak PUR donc battre campagne. ak ñoom ñoo la woo si yow yaa jël sa décision. maa jël une décision personnelle personne n'est venu me voir pour le PUR. d'accord maa leen seeti. parce que bon am na yoo xam ne ça ne se dit pas je suis très proche des familles si de Tivaouane xam naa leen bu baax. effectivement y a des choses ça ne se dit pas si télé bi wala mais y a beaucoup de choses qui sont passées yoo xam ne ma ñëw engagé wu ànd ak ñoom. donc borom junj doy na borom xel. effectivement donc d'après tout ça naka nga gisee liggéeyu maire bi fii ci Yoff. foofu nag du ma si commenter. lu tax te nga nekk doomu Yoff tamit gis nga dëkk bi ni muy doxee mun nañ wax ne am na côté bu positif am côté bu négatif tamit. waaw parce que ñu nekk doomu Yoff avancement Yoff war nga ci mën a participer par communication même su fekkente ne sax yaa ngi koy def tamit si sa doole naka nga gisee taxawaay yu waa Yoff quoi. waaw en tant que citoyen. en tant que citoyen bon damay bañ ñu jowaale yu bokkul parce que c'est pas le moment ñuy dugg si débat yooyu parce que bés dina ñëw te dinaa ñëwaat fii. si yeneen i anam mais tey mais attends bu ma dagg bul ma dagg parce que gis nga ki ngay waxal nii technicien en communication la journaliste bu ndaw la bu newul si média yi xam nga jamono bi tollooguñu si foofu on n'est pas encore à l'heure du bilan te pas que kenn du ko jiit si mbaram li waa ji di wax benn waay dafay lépp mu ne bu fekkente ne laayoo dafay am nee na booy naan da nga naan ruy xam nga lu tax boo koy génn mu gën yomb tollooguñu fa bu ñu fa tolloo dinañu wax lu bëree bëri parce que bëgguñu di affirmer gratuitement bëgguñu di wax lu dul dëgg man j'ai horreur de dire loo xam ne di gëwuma ko lu ma gëm laay wax lu nekk laay wax. mais xam nga duñu waxtaan tey jii tonton ba jeexal te duñu wax ci actualité. waaw ñu jëm ci élection locale. waaw mu nekk lu am solo. macha tamit allah lu am njëriñ. loolu moo waraloon question boobu mais ñu gis ne tamit yaa ngi ci coalition Biram 2019. waaw tuuti rek ci junj. waaw c'est vrai que maa ngi si coalition Biram 2019. maa ngi si di ko jàppale. loolu moom vraiment enfin ñu yor seen bët di xool surtout semaine jigéen ñëpp gis nañ que ne maa ngi si activé wu bu baax a baax a baax. naka ngeen fas yéene campagne parce que li ko indi dama bëgg mu leer si boppu nit ñi. xam nga nit ñi dañuy wax ne léeg-léeg mais asta yi fu ko neex lay dem fu ko neex lay ànd. damay xamal àddina ne kenn mësuma tënk si politique bu may def dama nekk nit ku libre si politique. effectivement parce que su may engagé wu on ne m'engage pas je m'engage moo tax doo ma tënk suñu àndee ba ma gis ne waratuma ànd ak yow dama lay bàyyi te su ma ànd ak yow altine talaata ñëpp xam ne yow laa àndal xanaa leer na foofu. leer na. Biram ñoo bokk quartier mësuma ànd ak moom politique xam nga lu tax
mosuma sollicité politique maa ngi koy wax si télévision lay wax àddina ak may dégg malgré que bokkuñu politique ku am si man respect la aussi ñi dëkk daagu daan sax xam nañ ko si cër boo xam daf ma koy jox si lu ne loo xam dañ ko seq pas poñetu àddina wala leneen mais jàmm ji ak mbokk mi parce que Biram li ma bokk ak moom laa bokk ak Ablaye ñun ñëpp ñoo bokk benn maam bi ay mbokk la ñu ba pare sax ma gën a bokkaat ak Ablaye parce que Ablaye maak moom ñoo bokk dans le Kayor li ñu bokk dafa bari mais Biram mosuma sollicité daf ma sollicité ma jox ko sama accord ne que dinaa ànd ak yow. li mu waral ma ànd ak moom pourquoi le choix de Biram. waaw fi nekk yëpp ci yow. waaw am na parce que gis naa ne man su may ànd ak yow damay natt ñett d'abord parce que su may ànd ak yow di nga nekk ku séduire beneen bi di nga nekk ku convaincant mais beneen bi di nga nekk koo xam ne kii la trahison ne fait pas ne fera pas partie de ton vocabulaire doo ma se trahir. moom tam mu essayé waat ngeen jël ko yéen indiwaat ko. waaw parce que bi ñuy ñëw ñoom c'est des jeunes yu bëree bëri ñoo ñëw ñoom ñoo ko jëli donc man ça c'est après bi ma duggee si biir laa xam ne ce sont les jeunes qui sont partis le prendre ñoo ko jëli indiwaat ko ñoom aussi ñu am nañu ay raisons peut-être yoo xam ne moo tax ñu jëli ko indiwaat ko. waaw moo tax yow nga def sa choix daal ni moom la wala mbokk moo la ci dugal. déedéet c'est un choix parce que bi gën a terre à terre rek laa si wax on rentre pas dans bëgguma ñu dugg si détail parce que tollaguñu foofu fi ñu toll rek comme sañu ma la wax ne bokkuma si parce que filmé nga ma filmé waat ma si Biram laa bokk Biram 2019 si laa bokk li tax ma bokk si damaa jàpp ne ñun ñëpp ku nekk li nga yor yaa ngi def sa poste toog si moom li mu yor moo koy def si dëkk bi li nga yor yaa ngi si toog li ma yor togguma si ku ne li nga yor yaa ngi si toog alalu boppam la jël di ko def si dëkk bi bon am na droit aspirer wu alalu dëkk bi pour gën a defar dëkk bi voilà c'est ma seule conviction yeneen yi nag buñ sa tolloo ça va être dina gën a leer si boppu askan bi. kon yow yaa ngi ci coalition mën naa wax ànd defar Yoff ku defar Yoff mën nga ànd ak da ngay ànd ak moom. ku defar Yoff ku jóg pour defar Yoff. absolument d'accord mais mën na ma tënk. ku defar Yoff mën na maa tënk. ah bon lu tax sampoo sa ndënd yow pour nga nekk maire. waaw. comme am nga si tuuti expérience bu ñuy mun naa ko samp parce que ñi koy samp defe naa nuñ ko war a samp rek man war naa ko mën a sampee noonu. effectivement. te xam naa ne bari naa soppe trop fii si dëkk bi yàlla xam na ko ñu bari peut-être si yar bi teggin bi un garçon assez correct un garçon assez propre un garçon assez civilisé et cetera beaucoup yu bëree bëri am na valeur yu bëree bëri ñàkkuma ko pour mën a taxaw laaj dëkk bi waaye bu ñëpp di laaj dafa mel ni bitig ñëpp di jaay ñi war a jënd di jaay ñëpp di jaay kon jàkkaat bi fu mu jëm il faut ñu nangu ne yàlla noonu lay dogale yàlla dafa am ñaar yoo xam ne dama ko gëm wali kulli hawmin haadin lu ma gëm la ñit ñi bu ñu dajaloo foog ma am ko jiitu gëm naa loolu. est-ce que tamit du stratégie boo teg rek pour ut yoon pour après. non vraiment du. wala nekkagul sa xel. nekkul sama xel. ah bon nekkul sama xel mais sama xel li si ne moom mooy bokk si ñi liggéey dëkk bi loolu nekk na sama xel du ma si génn sama xel. d'accord quels sont les projets. les projets de. say projets. benn projet laa am. Yoff mooy sama yitte voilà mon projet. jeex na. ànd defar Yoff. waaw Yoff mooy sama yitte mooy sama projet. waaw comme gis ngeen waxtaan bi ñu jot a am mais tamit tonton. dëkk bi tamit ñun ñëpp ñu nekk ay doomi Yoff. bandi yi nekk fi vagabond yi nekk fi nit ñëpp ñi nga xamante ne nii lu fi daawul am daf fiy am ñu gis xale yi ñii ñu ngi agressé wante ñii ñu ngi sàcc fii ñu ngi fi lu fi daawul am di fi am. naka nga gisee loolu ak lan nga siy wax. waaw loolu bon dafa mel ni phénomène bu nekk partout la si réew mi mais damay wax mais réew dafa am ñu ko dénk. réew mi dafa am ñu yaakaar. ñenn ñi ëpp nañ ñoo ëpp fal président de la république moom ministère de l'intérieur am lu nekk lu ne ñu war fi def lu ne mais Yoff di xool Yoff ni mu toll. amul poste de police amul poste de gendarmerie mais yooyu rek war naa mën tax sax agresseurs yi ñemañ bu jëkkoon Yoff sax loolu daa ko xalaat. amoon na xoltu poste bu newoon fii sax. daana xaw a ragal loo ñin ni mais qui a peur de quoi léegi moo tax les gens lu leen neex la ñuy def. lu leen neex la ñuy def et puis ak dëkk bu metti bien ku si ñàkk ngor rek tuuti salit ku si ñàkk ngor tuuti salit
mais nag man je crois que ñun bés bu ñu jubloo si mairie bi yu bari dina régler agression bi dana wàññeeku parce que am nañ si ay pexe. yu mag a mag am nañ si ay pexe vraiment. am nañ si ay xalaat nañ si am na yoo xam ne vraiment nekk na suñu bopp te am nañ yaakaar ne bu ñu ko tegee lu bari ba dana wàññeeku. parce que itam bari na coono buy am ak fitna buy am ñàkk gi da koy waral métti dëkk bi da koy waral bu la yàlla dimbalee yooyu yëpp. ngay sonn tellement pas mal de choses yoo xamante ne parce que bu waa géej nekkee fii di kaas fii maire yi nekk si marché bi tamit di kaas fii ñi nekk si tali bi c'est tellement doy waar mën nañ wax loolu ba nga xamante ne ni waaw foog ban solution lan mooy solution bi pour yow solution wu lan moo mën a wàññi loolu non moom laa la wax mais xam nga comme je vais comme damay dem campagne électorale xam nga campagne électorale su fay dem dafa mel ni kuy dem guerre mais say munitions doo ko génne si mbedd mi bon gars yi dañuy uti ay contre munitions yoo xam ne yi boo waree door Kalachnikov peut-être ñoom ñu door le bombe atomique sax sa Kalachnikov daal di naax saay donc loolu mooy li fi ne ñun am nañ si ay pexe yu wóor ay programme yu wóor la ñu yor ba tey on est ñu ngi xool parce que ñun dañu wax ne dëkk bi ñi koy defar da nga leen ko war a defal ni ñu bëggee ñu defal ko te mu gënee si ñoom noonu mënu mën dama lay defal salon de coiffure à ma manière par exemple yow yaa ne man utal ma lavaboire bu taxaw utal ma nangam defal ma nangam climatiser ma côté gauche bi côté que ça ne souffle pas à l'oreille de la patiente bi nga defal bopp bi et cetera que ne nekk au plafond wala leneen yooyu yaa koy xam donc daf si bëri yoo xam ne yi noonu la war demee d'accord warul demee ne da ngay xalaat ni def noonu déedéet mais je vous avoue que ne ñun bu ñu jëlee mairie bi taux d'agressivité d'agression bi bu nekkee 80% danañ ko yóbbu ba 12% man maa la wax. c'est sûr ak programme bu wóor. man ngeen ko. la du taxawaalu. d'accord ban message ngay lancé waa Yoff ak lan mooy sa dernier mot. bon mon dernier mot mooy que maa ngi sant ñi may seetaan ñëpp di leen wax ne vraiment lu si jub ngeen xam ne si ndimbalu yàlla la jube lu si dëng ngeen jégal ma ko xam ne jàmbu doye di rek moo doon wax. nit insaan la aji fàtte la aji juum la donc ngeen jégal ma loolu vraiment awma intention faire mal à qui que ce soit dama mënul bañal sama mbokk yi woo ma rek ñu war a toog waxtaan mënuma ko bañ parce que dëkk bi ko soo fi nekkee xel yi dem si yow woo la nga war a saafonte ak ñoom je crois que loolu rek moo waral jotaay bi di leen wax ne itam si fan yu néew daañ déggantewaat parce que dañu bokk si ñi nga xam dañu war a taxaw pour defar dëkk bi si lañ bokk te danañu ko taxawu danañ ko firnde danañ ko jëfee at daañ ko xam du yem si suñu biir néeg dana dem si mbedd mi dana dem si grand place yi dana dem si tefes yi dana dem si gejju bi dana dem si gàlla yeeg partout dana fa dem on portera notre projet partout dans toute la surface communale bu Yoff loolu laa bëggoon ñun ñi xam ko que taxaw nañu pour taxaw si loolu ak ñi ñu war a àndal jëfee loolu ñaan yàlla may ñu si ndam te aayam bi nga xamante ne que fale jaam yi yàlla nañu fa yàlla dugal si aaya boobu ñu bañ tàggoo teg moom wa rafahnaahu makaanan aliyan sadaqallahul azim waaw comme nii lañ leen ko indiloon macha allah ak sama tonton As ñu lay remercier bu baax encore ci temps bi ak lépp ñuy nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoo toogoon doon ñu seetaan fi à travers Yoff Mbollo merci beaucoup et à la prochaine.